jamono ji ñu toll nii bëggoon xam ne instant yi léegi cosaan nu mu comme que nu mu def ba cosaanoo si àdduna wala képp nan la def ba cosaanoo suñu réew bii di réewu Sénégal. waaw xam nga Sénégal mu dëkk la boo xam ne même l'islam bi sax man damaa gëm ne date bu historien yi wax ne boobu la fi islam ñëw jiitu na loolu dëkk la boo xam ne daanaka lu nekk lu gars yi lu nekk rek daanaka moom fii dafay teel a agsi franc-maçonnerie bu ñu xoolee en tant que organisation lu ma wax sànq lii sànq wax naa concept en tant que organisation ñu ngi njëkk a gis loge bu njëkk ci franc-maçonnerie en 1717 en côté ci Angleterre li njëkk xam loge bi histoire njëkk a xam ne lii loge maçonnique la c'est en 1717 ci Angleterre boobu lañ commencé taxaw loge bu njëkk léegi nag Sénégal 1781 franc-maçonnerie agsi na Sénégal xam nga loolu dama teew mais nag du Sénégal yéegi jëli indi ko mooy tubaab bi doon ñëw ci wàllum colonisation wàllum esclavage colonisation tubaab bi doon ñëw dafa am ñoo xam ne ay franc-maçon la ñu woon kon aussi ay taalibe tijaan fu dajee fenn day jékki daan waaw ñu yow tijaan nga mën tijaan la kii tijaan la pourquoi pas duñu organiser wu di wasifa di xaddara quoi ndax dundal tarixa bi day am c'est normal franc-maçon yi aussi dajee li ma nekk waxtaan bu juboo créé sa benn loge fële ci Saint-Louis en 1781 loge bu njëkk ci Sénégal muy loge bi nga xam ne mooy la loge Saint-Jacques des vrais amis réunis moom la njëkk la loge Saint-Jacques des vrais amis réunis moo njëkk en Saint-Louis en 1781 mais boobu ay tubaab kese ci nekkoon dégg nga loge bi dem ba ci ak am problème moo tax entre parenthèse ma déggee naan franc-maçon ba si nekk da nga am alal dama jaaxle parce que loge bi dañoo am ay problème xaalis ndax loge bi le Grand Orient moo ko kii woon parrainé woon dañoo am ay problème xaalis ndax dañuy woon di verser ay xidma Grand Orient xaalis sa weer wala comme sa gàtt dañuy woon di verser xaalis boo nekkee franc-maçon da ngay fay pour sa formation non nekku da ngay nekk franc tibra jojo da ngay fay sa weer xuma sa kat xum ni ñu koy fay xuma ajuma ba ajuma ko mais da ngay fay waaw da ngay fay pour ñu former la léegi nag loge dañu am des fois problème ñaar moo la doon nekk problème loge yi souvent muy dañuy amel Grand Orient xaalis ndax xidma yi du yegg comme ba xam le vénérable mooy waa ji nga xam ne mooy kilifa gi mooy sëriñ bi xam naa ba ma ko waxee ci mbedd li ñu dóor la te ñoom ñu ngi koy wooteen seen biir dégg nga xam moo koy lekk xam gars yi du cotiser xam qu'est-ce qu'il y a da doon am aussi lu naan dissidence ay gars yi fi pu ne waaye fii ñuy doxee c'est pas normal nangam sangam ndax franc-maçonnerie tamit boo bëggee dégg daal man sama analyse maa ngi jégal ci franc-maçon yi mais asservissement man fa leen le vénérable kooku daanaka moom tur bi rek yaakaar naa saa fi xam ne wax na lépp franc-maçonnerie bu vénérable di wax kenn du yëngu ñëpp lay def amul conteste amul sax def signe bu wane d'accord def signe bu wane sax sa bët daw sax ñu wane d'accord def ni laay jàll kenn doyee la ko ay xew yu si biir xam naa rek sama case bi fa nekkee ñaay ak 2 mois 3 mois foog da leen def lu ñu leen dàqee moom ay dissidence commencé am seen biir loge boobu nag la loge Saint-Jacques des vrais amis réunis boobu daan am problème daal di tas wala sa tasul da dem na bi am ay problème ay dissidence après ñu changé tur loge bi bay changé tur loge bi daal koy tuddee léegi la loge Saint-Jacques de la Vertu en 1787 da nekk la loge Saint-Jacques de la Vertu léegi loge boobu aussi ay problème amaat ci biir kuutikaat yi nangam sangam ba loge bi moom mujjee tas daal di créé beneen loge bi naan la Parfaite Union boobu ñu koy créé en 1824 la Parfaite Union aussi am problème mais boobu tam ba tey ay tubaab kese ci nekk daal di créé beneen loge boo xam ne mooy la loge mu naan la loge bi nga mooy l'Union sénégalaise nag moom lañ créé en 1874 boobu moo njëkk a initié sénégalais bu njëkk a initié ci wàllu franc-maçonnerie c'était un commerçant saint-louisien tudd Birane Sadi moom mooy sénégalais bu njëkk a dugg ci wàllu franc-maçonnerie moom ñi ko initié en 1882 en juillet 1882 lañ ko initié ci wàllu franc-maçonnerie après tamit loolu bi par la suite am problème comme duñu ci problème ñoom it après daal di changé mu laa tudd l'avenir du Sénégal am beneen loge bi ñëw naan l'avenir du Sénégal boobu nag loge yëpp Saint-Louis la nekkoon mais nag aussi depuis jamono jooju boo xoolee
kilifa diine yi fi nekkoon ñu doon diingat franc-maçonnerie du jàmmaarloo ak ñoom loolu sax moo tax franc-maçonnerie daana léegi comme nit ñi dañuy diingat dañu ubbi tuuti commencé dugal ay sénégalais moo tax dafa mel ni sénégalais boo nekkee franc-maçon nit ñi mus yéene ñu la ko woon daa mel ni daal juste de politique boobu la nañu def nañ ubbi dugal ay sénégalais pour gars yi xaw ñoo ñeme loolu moo tax ñu initié Birane Sadi en 1882 après loose boobu nag ba loose mooy l'union sénégalaise après mu nekk comme ni ma koy sànq l'avenir du Sénégal ma ne beneen loose mais en 1899 la loose bu njëkk am Dakar loose boobu mooy l'étoile occidentale Blaise Diagne mi ngay dégg naa ko Galaye Diagne am na sax ñu ne nekkoon imam daana noddu si jumaay Gorée gi na jàkkee Gorée xam nga jumaay Gorée gi nekkoon xaafis Quran wattu Alxuraan tubbi mu tat nekk chrétien moom foofu la initié en 1899 muy naan la mën la kii la l'étoile occidentale année boobu la loose boobu taxaw lañ ko taxawal fii ci Dakar moom initié wu ci même année boobu moom Blaise Diagne ba Blaise Diagne tolloon na ci wàllu franc-maçonnerie foo xam ne daanaka moom ci lumière yi la bokk tey demeen tey fu mu doon xam naa ci doole as xut bi yee xam naa yooyu aarifina yi ak biir aarifina yooyu New York ci la bokkoon ba moom tuddee na ko loose fii ci Dakar muy la loose Blaise Diagne en 1977 kon nga xam ne franc-maçonnerie kon yàgg na Sénégal te Sénégal yi aussi teel nañ ci dugg ndax 1882 Sénégal initié wu na ci loose dégg nga ba tamit fii ci Tëngéej muy Rufisque am na loose bu fa nekk muy en 1984 lañ fi taxawal loose muy loose boobu moo tudd la loose de l'émir Abdelkader émir Abdelkader ñu xam histoire Algérie digganteem ak tubaab bi jàppal bàyyil bëri dox na ci tamit vraiment war na fa njàmbaar bu ne mais moom it ndekete franc-maçon la boobu initié wu na aussi ci Grand Orient de France wala initié wu ba moom tamit àggoon ci Mataw bi tuddee ko loose fii Tëngéej loose Abdelkader boo demee France aussi tuddee na ko fa loose Abdelkader dégg nga moo tax du moo xoolee kon franc-maçon yàgg na Sénégal ndax loose Tëngéej bii nii 1984 am na ñu fi nekkoon xamuñ ne Tëngéej am na loose te amaan ñu dëkk ci ginnaaw loose mbaa ci koñ ba Dakar bi doon loose yaa ngi fi te ñi yaa amaan am ñu dëkk ci koñu loose ba xamuñu ko kon moo tax bu ñu fa bëggee daje jawul coow yàgg nañu fay daje kon moo sànq ci tàmbale kon daal su ñu la déggee say kàddu mooy franc-maçonnerie yàgg naa cosaanoo Sénégal yàgg na fi am yàgg na fay am mais su ñu la déggee tamit say wax mooy mag ñi kilifa diine yi ñoom tamit daaw ñu leen ginnaaw ñoom tamit xeex nañ joxe nañ seen doole joxe nañ seen alal lépp xeex wàllum franc-maçonnerie léegi sànq si bu ngay tàmbale leeral nga ñu ne kilifa diine googu ñuy dégg ne moom du franc-maçon si benn secte bu ñuy wax mun la nekk mais am na yeneen kilifa diine yoo xam ne ñu ngi leen di coow ñu ngi leen laam-laami naan ay franc-maçon ak duñu ay franc-maçon léegi loolu lañ bëggoon nga leer ba xam loolu lu am la wala loolu dañ kaa utiliser pour xeex wàllum cëriñ di leen yàq seen der rek mais ay ñu baax lañ waaw benn côté fi nga daane fu laay jëkkee dafa tamit day def intoxication mais gëm loolu ne kii nga def modèle kii sax moom tekkiwul dara wala kii suñu la bokk kon yow kaay bokk maanaam donc histoire dama ko nekkal au total quoi mais bu tënk ba man def na nekk nekk ay 5e secondaire si collège dama sa sant benn góor jigéen côté Colobane waaw moo tax gis nga nit ki boo amul loo gëm nit ki da ngay teel a gëm sa bopp teel a am loo gëm góor jigéen bi commencé di mu foofu man xawma ko daal ci def na ay gestes yu ne après man comprendre moom ba mu dee ba xam ne kii na xam naa ngaa ko beleen dala ba nga wax ak moom alxatiir mu tegal ma jaar si digg bi moo ko non loolu saa xalaatu moo ko sax sëñ bi loolu tooy nekku ci ay wax ma ay mbàkke dañ koy def lu ko defal ci sama yoon non ko naka comme ko wax naka def sa ñëw ma kaa jaar ne ko diw bu ko defoon sa sama yoon nekku ci parce que man nga am ay déglu ci ay mbàkke waaw jugal fii nga am nangam sàngam gis nga foofu lu ma sauvé mooy esprit de dissidence boobu gars yi dama sikkee des fois naan chef dafa metti dafay daj ko moo ma sauvé parce que moom bu ma ko dama gëm yooyu ma ne di ma gën nag ku diw nga def dara nekku ci yaa ngi gis kon ça veut dire que moo tax nit da nga am da ngay gëm sa def rek gëm sa bopp ndax ñoom tamit utiliser intoxication comme ni ko góor jigéen utiliser ku nekk utiliser naan waaw kii kilifa yi ngay gis yëpp ay franc-maçon la loolu moom amul am na nag ay franc-maçon ci biir kilifa yi am na ay franc-maçon ci biir kilifa yi am na ñoo xam duñu franc-maçon mais dañuy utiliser day am utiliser la léegi nag dans quant à diine ak franc-maçonnerie aussi dañoo yàgg donc même sans l'islam sax boo demee ci l'histoire du christianisme mooy diine chrétien daanaka coow lu mu am lépp gëstukat yi nee nañu la koy franc-maçon yi ci biir commencé depuis ay 15e 16e siècle ñun ñëpp dégg nga l'histoire du protestantisme ak ñoom mooy Martin Luther gars yi naan ko Martin Luther ñoom moo taxawal le protestant le mouvement protestant ak Jean Calvin le Suisse Jean Calvin bi nga xam te ñëpp gis nañ dissidence ci waa contre Vatican contre gars yi kilifa église bi
ak ki nga xam ne tamit mooy Saint-Simon moo créé le comte de Saint-Simon moom moo créé diine bu naan le nouveau christianisme ou bien le saint-simonisme moom tamit dafa fippu en rebelle ci gars yi créé bi yeneen pensée ci biir christianisme boo xoolee ñii ñëpp nag ay gëstukat wane nañ ne ñoom ku si nekk ci ñoom da nga initié wu ci loge maçonnique te boo jàngatee protestantisme xool waa ji Martin Luther gis-gisam bi nga xam ne moom raison rek la gëm raison rek la gëm te catholicisme da bëri loo xam ne du raison dañ naan sax sànni sa xel te ñoo gëm moo tax daanaka coow lu doole moom yëpp lu ko may moo tax raison rek la teg raison daanaka ñu gëm raison yëpp dañu ko am di suivre ci biir chrétiens yi dégg nga kon boo xoolee daal ci ñoom ñii dañ naan dañoo initié wu ci ay loge maçonnique ci ay kilifa yu mag la ci biir christianisme léegi boo ñëwee ci biir l'islam bi tamit ci li nga xam ne xam na ko ci gëstu l'islam yàgg naag franc-maçonnerie depuis les années 1800 waaye fin de début ay 19e siècle c'est ça parce que boo xoolee waa ji moo sànq muy Émile Abdelkader kii maanaam papaam moom su boppam xaatu bu mag la papaam nekkoon mu xaadam xaatu bu mag yow ponkalib zawiya taalibe yi toll nu leen neex mu jàng gën kenn gën kaa jàng diine xam lu ne ci diine te moom it si boppam am na zawiya boo xam ne moom la ko tuddee bii Algérie tuddee ko jumaa tuddee na koy luus xam nga loolu day na waar koo xam ne ponkal moo am ay taalibe ñu gëm ko diwaat ci baakeem te moom franc-maçon la te dafay yàgg Émile Abdelkader du tey xam nga ko loolu yàgg na mais nga xool tey ba tey boo demee Égypte moom daanaka moo gën a wulee ñaay ndax même ba ci al Azhar bi ngay dégg université Azhar ci biir foofu am na ay kilifa yu fa nekk yu mag yoo xam ne ay gëstu wala ñoom seen bopp junj noonu ne ay franc-maçon lañu ku mel Cheikh Mohamed Abdou mi nga xam ne nekkoon na sax maanaam ki nga xam ne mooy Cheikh Azhar dama ñu ne recteur de l'université al Azhar te man Sénégal xam naa kilifa goo xam ne ku ko gëm moom rek la gëm bu ma tudd turam kilifa bu ñu gëm leen formation la mais xam naa ndakaa gëm rek ndax ba kilifa bu tamit dafa rationaliste de trop bu leen tafsir sax day weddi sax yenn wax yi ku saxal xel rek naa waaw lii xel nangu ko boo xoolee moom souvent day wax loolu te malheureusement diinatu xel danaa ñëwaat ci loolu dégg nga Cheikh Mohamed Abdou moom waaye bi nga xam ne mooy kilifa gu mu gën a naw ci l'islam mooy Jamaldine Afghani Jamaldine Afghani déjà boo dégg Afghani mooy afghan te lu si gën a gaaw mooy afghan moom iranien la léegi nag iranien boobu am na ñu ne kon sax moom chia la mais comme chiite la te chiite yi boobu sax jamono jooju chiite moom ils ne sont pas les bienvenus léegi foog mu masque def boppam sunnite moo tax bu jël al afghani bi dolli ko ci kaw pour nit ñi yaakaar afghan la ndax nekkoon Afghanistan aussi dund na fa lu yàgg léegi nag moom ci Jamal Afghani moom ci boppam ay gëstu wane ne moom ci boppam demoon na ba ubbi loge loge franc-maçonnique waaw moom toolu doon nekk ci franc-maçon mais amoon na ba am loge am na ñeneen moo convaincre sa boo xoolee kii nga xam ne mooy c'est Cheikh Mohamed Abdou ba mu initié ci loge maçonnique boo dee Patrick Cabanel bind na benn livre tuddee ko une Méditerranée une France en Méditerranée mu ngi ko ciy wax dégg nga boo dem tamit ci enquête yi ñu tuddee naan li nga xam mu ngi tudd Cahiers d'Orient ay revue la benn article bi nga xam ne ñu ngi koy tuddee ñu tudd l'équerre et le croissant l'équerre et le croissant 2 points enquête sur la franc-maçonnerie en terre d'islam aussi ñu ngi junj demee nii te ñoom aussi même seen propos des fois da koy wane boo xoolee seen njàngale gëstu ko di nga xam ne ak njàngale franc-maçonnerie ñi leen def n'est-ce pas li yàlla wax ci naafeq yi iza ra'aytuhum tu'jibuka ajsaamuhum boo leen gisee seen jëmm yi da la yéem dama yaqulu tasma li qawlihim kaanum xushubun musannadatun mu ne waaye bu ñu waxee nga xam ne nekkuñu ay bant yu wéer kon moo tax wax ji nit ki discours am des fois dafay wane fu mu bokk am na ku ma laaj ñu mën a xamee franc-maçon moom ko franc-maçon la ak ku wax franc-maçon influence man benn affaire kese laajte mooy waxam ak ay pensée dégg nga boo xoolee ñii tey kuy ay ponk lañ ci l'islam wax naa sànq Jamaldine Afghani Cheikh Mohamed Abdou mi nga xam ne nekkoon na sax recteur université Al Azhar ak benn taalibe Cheikh Mohamed Abdou bu naan Rachid Rida ñëpp boo xoolee ay franc-maçon la ñu woon te ñoom ñi dañu influencé maanaam ñu bëri si jullit ñi ba Sénégal fii am na ñu bëri boo xoolee bëgguma tudd seen tur duñu ay gëmoon ay franc-maçon lañu parce que gis naa position yi am ci l'islam mais boo xoolee ñoom lañu gëm seen pensée yi seen ñuy doxalee seen nangam sàngam ak yooyu ba ci boo dee ci les Ikhwanul Muslimina les frères musulmans am na ñu ne am na des influences maçonniques Assalul Banna mi nga xam ne moo ko taxawal moom gisuñu fenn fu mu ne franc-maçon la mais moom ci wax na ci ay mémoires xam ne moom il a été influencé par ay 6 personnes boo gëm taxawal les frères musulmans 6 personnes yoo xam ne ñii ay seen franc-maçon lañu dans les frères de lumière
ñeneen ñi ay Saint-Simoniens lañu mooy ñu bokk ci diine yi le comte de Saint-Simon bu ma wax sànq mooy nouveau christianisme boo xoolee kon moom am na des influences maçonniques te boo xoolee tamit ay jàmbaalu ñu ngi liggéey mais boo xoolee seen idéologie dafa rationaliste de trop te malheureusement diine du xel kese diine du xel kese. entre parenthèse mooy maa ngi phrase bi sama moo tax dama xalaat ne di ko dinaa ko soxla moo tax moo ko téye ko mi ngi nekk si sama la may bind sama livre bi may bind actuellement l'automie des idoles 2 points la doctrine d'Ibrahim et le mystère du nombre 3 pour wane ne diine du xel kese. fekk dama doon wax ci hindouisme ak islam lu ñu bokk ñoom ñaar lu ñu nuróole ma ne bokk na ci lu ñu bokk ñoom ñaar muy indo yi ak jullit ñi dañoo bokk gëm lu naan le destin et le libre arbitre. destin loolu aari bi xam nañ ko ba ne àll machiat àlam hikmati bu ma dugg ci yooyu xam nga àll machiati loolu destin kese la mais boole alamul hikmati libre arbitre day dugg bu ma dugg ci détail yooyu tax maa ji dégg nga léegi na ma ne ñoom dañoo bokk gëm loolu te loolu boo xoolee boo ko waxee ku mel ni tubaab exemple waa ñu gëm seen genre rationaliste yooyu ñaari contraire la daanaka lañ koy jàppee loolu mënta nekk ba muy wax ci loolu ma ne les adeptes de ces deux religions croient à la fois au destin et au libre arbitre et une telle attitude apparaît absurde et insensée aux yeux des esprits tout rationalistes tendant à tout canaliser selon l'infime raison et la piètre logique humaine et à tout réduire en loi, ignorant même que l'applicabilité d'une loi dépend impérativement des conditions environnantes et des facteurs intervenants. De ce fait, nul ne doit perdre de vue qu'en matière de religion, il y a toujours l'intervention d'un élément fondamental et transcendant, appelé Allah, ou Yahweh, ou Bahman, ou etc., selon les obédiences. Cet élément est souvent le souverain suprême, qui transmet et dévoile ses mystères à l'humanité. Ce qui fait que le domaine religieux n'est pas le champ de la raison et de l'imagination, mais plutôt celui de la révélation et de l'intuition intellectuelle. Cependant, il faut bien noter que nous n'excluons pas la présence d'intersection entre ces deux champs, mais malgré tout, la religion demeure et reste ce qu'elle est, et autre chose ne peut être que ce qu'elle est essentiellement. Donc, nul grief aux adeptes d'une doctrine religieuse intégrant à la fois le rationnel et l'irrationnel. dégg nga maanaam bu ma tënkee li ma wax mooy maa xoolee ma ne boo xoolee islam ak hindouisme dañoo bokk gëm naan destin ak libre arbitre destin mooy yàlla dogal libre arbitre mais ku ne am nga da nga am sa responsabilité bopp dégg nga man dañu ko bokk gëm man ko lii nag boo xoolee ki nga xam ne xelam ci xel kese la tënku day jàpp ne lii waxi daf la ay kasaaw la moom mënul gëm comprendre loolu ndax àdduna pour moom ay loi ñoo ko tënk ay loi naturelle ay loi physique ay loi nangam sàngam boo jógee ci 5e étage daan da nga woo dee da nga woo damm boo deewul sax loi naturelle la boo naanee poison da nga woo dee et consort ñoom loolu lañu jàppee àdduna ma ne te xamuñ ne ab loi pour mu appliquer wu da ngay bàyyi xel aussi ñu naan les facteurs intervenants et les conditions aussi environnantes ñu xam PV égale NRT loi boobu naan PV égale NRT en chimie ba xam na ne boobu foog nga tenir compte de la température température dafay changer selon aussi les conditions du mouvement de si loi affaire de chimie yu compliqué yooyu dégg nga xam nga kon loi bu ne exemple dafay laaj aussi les éléments intervenants dañ ciy influer ak aussi ñu tudd les facteurs environnants ma ne te boo xoolee mbirum diine dafa am benn waa effet lu ci intervenir lu naan yàlla ñu naan allahu ñu jullit ñi chrétien na ko jël juif na yaawe ñee daal dina baax maan ñee leex leneen dèjà te kooku du dugg kooku waaye la boo xam ne ak daatawul mën na lu ne xam na lu ne kon dèjà dafay changer ligne kon bu duggee rek lii lan day xew foofu nga loolu nga waxaa maanaam moo tax kon nga xam ne kon côté kookee mooy ki nga xam ne moom seqalul ki gars yi lu dul moom mooy seen kilifa moo féete ñëpp ka selu souverain moom mooy transmettre ay secret di ko dévoiler yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko wax yu keneen ay secret boo demee see les hindous dañ naan seen sages yu mag yi ils ont reçu des inspirations les shuruti dañu inspiration ci Brahman boo xoolee kon à chaque fois dem koo xam ne mooy dévoiler ay secret mooy Allah suñu dégg nga ma ne loolu moo tax kon mbirum diine nekk mbirum xel du mbirum imagination ay njort du loolu mais wax yu la pour yonent yi nit ki yàlla am intuition intellectuelle ilham mooy yàlla sànni sa dënn xam-xam mais du nekk xam-xam bu dëppoog boo xam dafa ñàkk dëppoog wax yi dafa ànd nekk en phase ak moom dégg nga man kon loolu moo tax kon nga xam ne kon diine du mbirum xel mais muy wax yu la ak muy ilham dégg nga kon moo koy sant waaye nag ànd lépp nag dàqu xel
léeg-léeg alxuraan ci moom yàlla ne da nga di yàlla di wax ne afalaa tatafakkaruun da leen xalaat yaa ulil albaab yéen boom xel yi kon nga gis ne kon islam tamit ba diine bu ne tamit rawat na l'islam léeg-léeg mu wax loo xam ne mooy si boppam daf lay woo ci xel wala ci xeltu wala ci xalaat wala ci seetlu kon nga xam ni kon ñoom ñaar léeg-léeg ñu daje moo tax mu ne day am intersection mais ànd lépp nag taxul diine nekk leneen lu dul lu mu doon leneen tamit day nekk leneen philosophie day nekk philosophie mathématique nekk mathématique franc-maçon nekk franc-maçonnerie leneen nekk lu mu doon diine aussi nekk lu mu doon ndax diine am na certes nag xel ci intervenir mais nag en réalité bu ñu définir diine bi wax yu la lu Alxuraan waxee ma atakum rasulu faquzuhu ma nahakum anhu fatakuhu yonente li mu leen sa digal def leen li mu leen tere ngeen bàyyi ko dégg nga li mu indil def leen li mu leen tere ngeen bàyyi ko dégg nga kon moo jëlee si ñooñu tam boo xool itam ay si ñoom seen œuvre si ñoom ñoo seen influence wala seen doxalin dafay dëggal ne ko ñu wax franc-maçon lañu muy Cheikh Mohamed Abdou Rachid Rida ak ñi nga xam mooy Jamaadi Abrani yi dafay dëggal ne ñii vraiment mënul génne ci franc-maçonnerie ñoom seen bopp dégg nga boo ñëwee ci Sénégal aussi fii aussi du fi ñàkk man de mënu ma leen diw kilifa gi ne franc-maçon la xaw ma vraiment mais xam naa tamit léeg-léeg nga gis doxalinu kilifa goo xam ne maanaam day tey xel kilifa goo xam ne day dem France nu ko neexee comme dem Wanag dem Londres Oxford dem fu ne tour bu nekk photo na Tour Eiffel photo na monument de la liberté mais photo la Kaaba ji xam nga tamit day tey xel da lay mën a yóbbu Londres yóbbu la fu ne te taw te yóbbu la Màkka te am nañ ñoo xam ne si ñoom bu ñu sëkk dem ne damaa bëgg ne waaye aj bi kan la sax muy aj bi kañ la bi ko waxoon ñu mel ni bii màkk am ñoom bu ñu toogoon ci mbooloo ne aj bi moom kañ la gis nga ne sëñ bi bii màkkaa ngi nii gis nga sëñ bi dépense ko yaa ngi nii gis nga sëñ bi naa te seen soxla te mën a ba am ay ci ay franc-maçon lañu ba ay franc-maçon lañu xuma mais day tey xel exemple te aussi boo dégloo tamit yenn discours kilifa yi tamit dañuy foowee sariya di foowee diine à travers seen cérémonie yi ci jigéen ñi col gu bon gi man nangu naa sax ay daayira parce que daayira moom du dara ay nit ñu dajaloo association de kii la waa salaam ay booy yu dajaloo rek di dem nii organiser ay jàng moom amuñu kilifa mais loo xam ne mbooloo am ab seexu murabbi mbaa am ab cheikh bu nekk seen biir di vraiment seen gàmm gi wala seen cant yi col gu bon ko xale jigéen di col fant yoo xam ne dañu ba ci doq bi te sëñ bi du wax mais sëñ bi moom xanaa moom lan la duñ fa da nga fay toog ba ci doo dégg benn message boo xam ne am na rapport ak l'islam kooku bu dul franc-maçon ba man du ma gën a yées franc-maçon moo tax man di xam naa ne ñun effectif bi ñu ko waxee na man góoma ne toll noonu ñëpp nag mais am na ci ne ay quelque yàgg njot na waxe naa njot gëm naa loolu man waaw kon daal bu ñu la déggee ci tënk mooy maanaam ci franc-maçonnerie ak religion ak diine yàgg nañ waaw am nañ ay kilifa diine ñuy tuumaal yoo xam ne loolu intoxication la ñuy wax waxub daanu sereet la waaw mais am na tamit ñoo xam ne ñu ngi si biir léegi mooy ma la déggee si biir kàddu mooy franc-maçon yi ñoom dañaa yàgg bëgg kilifa diine yi franc-maçon dañu fa romb man mii di mécanicien romb fi Ibrahima lii mii di soudeur romb fi Touka mii di électricien mais dañaa bëgg sëriñ léegi nag loolu poussé moom ma bëgg laa laaj ñoom lan moo tax ñoom ñu cible sëriñ gi daal bëgg a copte sëriñ yi daf leen ay franc-maçon loolu pour lan lan moo leen tax a jóg comme dañuy copte xam nga ñoo dem tamit ñoom tamit déposé seen candidature ndax franc-maçonnerie ñaar lay jëlee nit mais day copte mbaan aussi par candidature copte mooy ñu gis waa ji ne waa ji am nañ soxla nañ ko am d'influence la ñu jëm ko convaincre pour mu dugg ci franc-maçonnerie léeg-léeg am léeg-léeg sëriñ sax mbala kilifay jot angam gan xam nit mu ñuy di waxtaan ak yow boo ko dégloo ba proposé la dara dégg nga am na si ñoo xam tamit dana intéressé ñu dem déposer candidature waaw aussi mu jaar ci processus bu compliqué ba ñu jël la bu ñu dee jël waa bu ñu dee dàq daal dégg nga ay sóob la pour ñàngal la fu wane ne affaire bi yomb la daal parce que bii tamit yaakaar naa boo yombee lu yomb nga fooyee ko daal dégg nga mais comme li nga sëriñ ci waaw wala du sëriñ kese mais homme d'influence parce que ñoom dafa am benn philosophie bu ñuy jàngale dafa am lu ñu gëm àdduna lu ñu gisee àdduna gis ne àdduna dañ ko war transformer wax naa ko sànq boo nee bu leen yàq ci kaw suuf aaya bu nekk ci Baqara naan innamaa nahnu muslihuuna danaa ñun kese ñooy defar yaa daan àlla innahum mufsiduun walaakin laa ya'lamuun ñoom ñooy yàq mais xamuñu xam nga ñoom ça veut dire que ñoom day mu ñu gisee àdduna àdduna bi dañ ko war a tëggaat defaraat ko léegi nag homme d'influence sëriñ boo xam ne koo xam ne daa nekk ay junniy nit ñu koy déglu am na koo xam ne am na si waa joo xam bi yee woon tey ne non tey julli ji tisbaar bi nañ ko bàyyi ko tàkkusaan ñëpp bàyyi tàkkusaan exemple yaa ngi dégg am na kooku xam nga kooku boo ko moomee ñaata nit nga moom
kon moo tax yàlla ne Ibrahima umma la yàlla ne Ibrahima umma la ci Alxuraan moom kese communauté la kon am na ñoom ñoo kese communauté lañu boo leen amee boo leen modifié waaw boo leen dévié nga des millions wala des milliers d'individus kon moo tax kon ñoom foog ñu utiliser sëriñ ci mooy seen capacité seen pouvoir d'influence lañ soxla moom lañ soxla parce que dafa am message bu ñu bëgg a véhiculer dafa am aussi fu ñu bëgg a jëme àdduna bi affaire ñu bëgg a soppi te sëriñ boobu dañ koy roy dañ koy topp dañ koy gis du sëriñ kese mais même homme politique yi ndax ñoo pouvoir de décision yi ñoo ko yor aussi parce que ñoom boo moomee homme politique yi boo leen moomee day jouer ci loi yi jouer ci atte yi jouer ci lu ne jouer ci dëkk bi fii daw du fi daw dafiy jouer da ciy jouer dégg nga boo moomee aussi daanaka daal nam njàng mi wax naa ko sànq professeurs yi boo leen moomee comme da ciy jouer parce que ñoom tamit dañuy ay homme d'influence dañuy jàng lañu leen loxoy di bàyyi si ñoom xel boo leen moomee tamit dañu mën a liggéey lu bari mais boo moomee tamit médecins yi tamit day jouer parce que yéen politique ay planification familiale ay kenn xamul yëpp foofu lay jaaree kon da bari na daal boo xoolee comme du sëriñ kese ni soxlaa sëriñ ci noonu la soxlaa n'importe quel type d'homme d'influence wala képp koo xam te mu ngi amal njëriñ daañu soxla man ok kon daal franc-maçon yi ñoom dañuy dem ci homme d'influence yi pour mën leen utiliser pour mën a jàllale seen i message léegi comme mais balaa ngaa sori bu pas forcément dem mais gëm loo leen ñoo fi ne am nañu homme d'influence yoo xam ne ñooy dem ñu dem du uni pour dugg ci loose na dégg ne boo nekkee ci loose da ngay am alal wala da ngay am da ngay gën a am daraja xam nga ini instant la bi la ko nu onage la ci doon li bëgg la xayri ba shadid moom boo bëgg ay xéewal bëpp da ngay di xéewal kenn sool waa ji yoon su ma amoon saabu dootuma nelaw yaakaar naa ba mul saaf it xam naa baabu ëppalee wu ko sax isam ay saabu mais taxul mu noppal nit moo doomu aadama yàlla moo bindee doomu aadama noonu di nga am daraja sa xeeb sa daraja même ñun ñii man des fois ana benn daa dama ñëw dama gis sa mbooloo mii ma la yóbbu loolu dafa la sanga bii dafa la galaaj bi nga ciy toog instant yi nit ñi moom ko waa xanaa beneen liggéey ci yàlla kese liggéey yàlla kott xanaa beneen dóom nit kese la bu liggéey bi setee xanaa ma texe bu ma amee benn ak ma amee 10 000 man dama yokk coono rek te dem bu fekkee dama bëgg liggéey yàlla bu yàlla pexe bu nekk dootu ni yàlla sa bopp nga ne ndax gis nga nit ndax dañuy yaakaar ne mën na ni dañuy jaawle wilaya ak nguur entre la royauté et la wilaya dafa sew sainteté wilaya neexul li jënti dégg nga moo tax kon yeneen sëriñ si yaakaar aussi ci nguur la nekk mu la nekk lu dul franc-maçon daal mos gën a tuuti sëriñ bi mais bëri na ñu gën a compliqué franc-maçon sëriñ saa ngi si du ñëpp nag waaw loolu su weesoo comme que sànq ba tey ñu ngi wax si wàllum franc-maçonnerie rek wàllum diine léegi man mii di sëriñ nekk kilifa diine nekk homme d'influence am ay junni taalibe franc-maçon yi këpp wala ma dem si ñoom bu ñu jël ma nekk franc-maçon suñ ma jëlee su ma nekkee franc-maçon léegi man diine l'islam ma nekk ak franc-maçonnerie nu muy demee ba xam man franc-maçon ma nekk day tax ma muutaat maanaam si tënk daal ba xam franc-maçonnerie mën na compatible ak diine l'islam wala diine chrétien wala diine juif wala lu mu ba xam mën nañ compatible ba xam tey mën naa nekk franc-maçon nekk jullit di pratiquer sama religion bu ma demee fee dem nekk franc-maçon. waaw boo waxee ñetti diine yi nga xam ne moo fi gën a siiw ci diine les religions abrahamiques te diine yi mu askan ci Ibrahima muy yahud nasara ak islam yahud moom lii am léegi du judaïsme moom ñëpp bàyyi nañ judaïsme moom daanaka juif orthodoxe xawma lu jub daal tegu ci njàngale yonent Yàlla Moussa doo ko gis am na parce que ñoom dañoo teel a dévié moo tax yàlla wax nañ ci Alxuraan maanaam masalu lazina humilu tawraata summa yahmiluhaa kamasali himaarin asfaaraa mu ne ñi nga xam dañuy yenu téere te dégguñu téere te yenuñu ko mooy te déggu jëfewuñu ko daal téere bi yenu nañ ko mais faaluñu téere bi comme baam yoon ay sëf baat asfaar wax naa wax nga ko mooy bàyyi baatu sifru origine bi hébreu la mooy sefer sifru origine bi hébreu la mooy sefer dafa waaw moom gëstu la yàmp yi baax dañ ko effectué woon dégg naa sax soo dina benn am baatu sefer léegi nag Alxuraan dafa gaaw ma des fois dama wax dëgg Alxuraan am na ay yoon des fois boo ci taxawee seetlu mbir da nga xam ne yàlla mooy ndaanaan billaahi ndax ñoom dañuy am tawreet bàyyi ko am sefer Talmud noonu la ko tuddee ñoom sefer Talmud sefer Zohar am na sefer Zohar 1 am na 2 am na ay téere yooyu yëpp nag boo léegi yëpp inspiration kabbalistique la dañoo bàyyi tawreet bi teg ko nële juif yi Talmud lañ gën a gëm ko tawreet Zohar lañ gën a gëm ko tawreet avec tout ça compa ak yeneen téere mooy comme lu dal suñu gars yi mu ngaa jàng mokkal bayti baay yëpp te ay Alxuraan soo nekk ci ak benn sëriñ boo ko mënta jël c'est-à-dire loolu moo dal yahudi
dañoo bàyyi taw rek nekk ci caaxaan moo tax te taw yow bu jub moom tegu nii man gisatuma ko te yaakaar ma ne bari na bu amee léegi boo desee ci mais ànd lépp nag yow orte du ma si jàpp nangu mooy dina yeexu bu tegoo ci yoon mënut a dëppoo franc-maçonnerie mun dëppoo moom dégg nga dinaa si ñëw lu tax diine christianisme de kazalika bu tegoo ci yoon mënut a dëppoo franc-maçonnerie l'islam nag moo ci gën a wér l'islam bu moom gën a laaj bu dëppoo tegoo ci yoon mënut a nekk jullit mënut a nekk franc-maçon ndax yàlla xam ne lii moo fi am mooy jullit yéefar ak naafeq xam nañ jullit moo nekk nii benn camp yéefar yaa ngi fële ci beneen camp boo nekkee ci diggante bi nag mooy la naafeq muzabzabiina bayna zaalika laa ilal haa'ulaa'i wala ilal haa'ulaa'i ñu ngi déng tey ñu julloo si jumaa ji bu subaa ñu dem ci loos ba tey ñu ñëw si sëñ bi waaye fu ñu foqe baa ne seex bi ñu ngi ziyaare nii subaa ñëw ci le vénérable subaa ñëw ci le vénérable loolu mooy la xamul loolu mënta ne moo tax nag boo leen waxee ne dañuy waat ne ñoom ay jullit lañu ñun ay jullit kenn koo nekk musulman yàlla itaazu aymaanuhum junnatan fasaddu an sabilillahi nee na seen liwaay gi yëpp dañ ko defee muy pakk muy cuirasse bi nga xam moo di protéger pour ñu mën leen masquer si biir jullit ñi wala cuirasse bi nga xam ne moo tax ñu xeex jullit ñi sax man innahum saa maa kaanu ya'maluuna man seen jëf dafa ñaaw kon moo tax daal man moo déggee franc-maçonnerie jullit franc-maçon dama ko jàppee mooy naafeq lu tax mën a mënut a dëppoo jullit mos taxaw seen tuuti mooy franc-maçon yi d'abord franc-maçonnerie léegi la mais bu njëkk ba ko tàmbalee boo gëmul yàlla nekkoo chrétien doon nekk franc-maçon franc-maçon obligatoire de nekk chrétien obligatoire bu njëkk ba après ñu soolaa dugal seen ñu soolaa yàq daal dugal seen i bagage mun a ba jam na ñu gën a yaatal ne képp gëm yàlla boo gëmee Allahu baax na boo gëmee yaawee baax na boo gëmee jëf baax na boo gëmee baax maan baax na boo gëmee croissance cosmique baax na boo gëmee l'âme du monde baax na l'essentiel gëmal ne am na benn affaire bu transcende bu fépp ñëpp kaw boo gëmee baax na ba ñu ñëwee nag ñu ne suñu cocktail de yàlla boobu ñëw Allahu ñëw yaawee jë baax maan le croissance cosmique l'âme du monde yëpp ñu dajale ko tuddee ko le grand architecte de l'univers moo tax maa ngi doon document muy bind fan yi di tafsir aaya boobu naan awalam yara lazina kafaru anna samawati wal arda kaanataa fatahnahumaa maa ngi ci commencement bi maa ngi def di comme ñu tombé cool yi maa ngi ci wax ne dama doon wax ba ci yàgg di expliquer ne aaya bi bu ko analyser ci kaw de manière exotérique yàlla dafay xëcc attention yéefar yi pour ñu xool yàlla nu mu bindee alam bi rawatina montagne yooyu asamaan géographie adduna bi boo cee xam ne ku bind lii kenn la koo xam ne mën na lépp boom kàttan la expliqué wax yow daal ba pare ba ci kanam ma ne afin qu'il puisse comprendre et accepter la majesté l'éminence bi ñëpp waxandoo nag afin qu'il puisse comprendre et accepter la majesté l'éminence la suprématie et l'omnipotence de cet architecte qui n'a pas besoin d'être qualifié de grand car il n'y a pas d'architecte autre que lui. waaw yàlla daal man le grand architecte de l'univers man soxla ma grand l'architecte de l'univers c'est Allah amul grand ndax petit amu fa amul benn architecte bu moom kese moo fi àdduna bi kenn bokk ak kenn séddoo ak kenn xaaju ak kenn kon en tant que pasteur jullit ci wàllu taw yi mënut a gëm yow yaawee Allahu Jéhovah li ci booleen ci benn xama porte la xama leen tuddee loolu mënul ne xam naa la waykat bi wooleen you can see Muslims Christians and Jews praying together mu ne boo demee yow Chalem da nga gis jullit chrétien juif ñu bokk di julli gars yi bay yaakaar na ne ma ne non baa ji déglu lu max de praying together mooy la waaw julleendoo daa bokk kii di julli fii kii di julli fii kii di julli fële praying together ñoo bokk di julli loolu xanaa mooy kaw suñu waajo nga xam ne doom bi kii juif la kii chrétien la kii cheikh kenn ne ko dégg mënul ne pour te dire que pour dëgg daal moo de la franc-maçonnerie dëppoo la benn diine bu wér bu jóge ci yàlla rawat na l'islam mënul dëppoo franc-maçonnerie loolu moom wax ji yàqu la. léegi kilifa diine yi nga xam ne dañ daa dem nekk ci alal bu si jëlee dañ koy jël di ko finance diine l'islam bi léegi loolu loo jàngatee loolu. attaaya kenn ko ñu liggéey saw. attaaya kenn ko ñu liggéey saw. amaan sa boo dem boo moytu mooy dàq suñu attaaya yi ñuy naan ndax saw bi si nekk ci acide yi yooyu nangam sàngam ak ammoniac bi amaana mais taxul nag ak attaaya ñoo kaa mën a ñu liggéey saw pour te dire que ba fu mu gën a leer l'islam boo si dugal alal nag alal bi law ñu soxla ñu islam soxla wu quantité te li mu soxla mooy qualité malheureusement dañ nekk ci li gën a tuddee le règne de la quantité na bari rek mais nag islam li mu soxla mooy lu tuuti te barkeel moo gën lu bari te tagul fenn
loolu wax yàqu la. waaw jërëjëf. waaw loolu su weesoo. léegi franc-maçon yi ak coow li nit ñi dégg yëpp franc-maçon am franc-maçon indi franc-maçon. franc-maçon yeeg sëriñ gi franc-maçon yeeg diine gi ñoom franc-maçon yi lan moo leen tax a jóg dëgg lan mooy seen objectif ñoom lu ñu bëgg ba tax ñuy fu nekk ñu dem fa jéem fa ut luñ fa samp wala jéem fa ut nu ñuy recruter ut ay d'influence ak loolu noonu lan moo leen tax a jóg. lu ñu bëgg nag boo nekkee franc-maçon buy di ay texte franc-maçon doo ñu bokk yu mel ni man li ma wax loolu ñu bëgg da nga naan non dama leen di diŋat mais c'est très simple suñu taarixee ñu nekk boo ko jàng ci téere ya ak da ci nigaay yi nekkee xam nga du benn da ngay ko ànd sëñ ba caag na waaye seex bi affaire dafa dëgg ñaan c'est maa ànd boobu ba léegi affaire bi nii te yow seex mos la wax kaay ma nooyal seen mbir moo ko ay mbiram moo la gën a dëgg boo dëggee kong la def moom kong la def boo may tuur dem ba voilà léegi nag boo xamee loolu kon loolu mais dañuy dem ba ñuy dégg objectif taarixee ba ab sëñ day toog a taal bi naan dama leen di taal damay taal bi te moom tàkkagul de moom amagul sa këñ bay booyal xam nga kii moom si saxaar sa tollagu ci xam nga loolu saa bi dañu dévier tarixa yi dévier diine gi ba mu àll nañ yaakaar doo wàlliyu doo nitu yàlla mun de loolu moo dugg fu nekk daa ngi dégg xam ne bu la sëñ bi gën a mën a ñu jaay affaire gën la bëy ay xale yoo xam ne moo la gën a bëy taalibe di tasxir bu rëy bi jawatu ko utal xale yi jigéen ñoo fa rek boo ne nga luy ay jigéen sëgg sa vendredi fay leen ko ne toile ñëw toogal la toilette saga mën fa laxasoo ko xaw xeesal diw oyof lépp noonu dégg nga léegi nag boo ñëwee tamit ci franc-maçonnerie kasaak ñu au début seen problème wax naa la comme franc-maçonnerie surtout franc-maçonnerie ancienne bi ñoom dañu affaire de ésotérisme wàllum baatin maarifa yooyu seen gënoos boobu moo la intéressé woon mais dañ dem ba ci biir nag mu dévier gën a dévier wu surtout avec la franc-maçonnerie moderne ñoom ay ambition nag léegi mondialiste moo ko xam mooy bëgg a yilif àdduna bi surtout loolu sax mi ngi gën a commencé ak ce qu'on appelle les Illuminati mi ngi jógee ci muy baatu latin la wala ba baatu muy tuuti la illuminé ci français baatu yaakaar baatu latin la il fi illuminé mooy comme illumination ku jot lumière mi waa ji koy taxawal mais Ade Weishaupt wax naa ko sànq moom franc-maçon la woon initié en 1777 la initié wu ci franc-maçonnerie benn dose bu naan dose la prudence ba initié foofu après par la suite mu dem mu xeet affaire bi daal di delluwaat ginnaaw mais rosicrucianisme dafa commencé développer seen zone boobu noonu te moom professeur la woon élèves yi nga doon jàngal ñu gën a aay rosicrucien dina xëcc dina gëmloo alchimie alchimia dañuy jël weñ sopp ko dañuy jël weñ bi ñu sopp ko or expliqué ay gëmloo affaire booy di dem affaire boobu nee na moom soo moo ko wax de mu ne en boobu ak xolu mënu ko digérer moo taane benn waaye da ko créer logé créer benn société secrète boobu la créé les Illuminati ñu déparé foofu mu àdduna Weishaupt après Illuminati yooyu di yaat daanaka ñoom ba tey obédience maçonnique la parce que ñu ko bokk ñu ko taxal ay franc-maçon lañ ba taxal ordre bi ay franc-maçon lañ créé seen rite comme ni ko franc-maçon yi amee mais ñoom daanaka ñu gën a bëgg yëpp mu daan mondialisation bi ma du ma ne lu kii waxoo Pierre Hillard ci l'atlas du mondialisme du mondialisation mais mondialisme la de Pierre Hillard ne na mondialisation c'est naturel Sénégal di jëfante Guinée Conakry Demba kii yaa ngi nii Thierno preuve à l'appui Sénégal di jëfante ak Mali man samay bàyyi Mali lañ jógee Sénégal di jëfante ak Côte d'Ivoire États-Unis New York Chine Singapour dañuy jëflante loolu mondialisation c'est naturel du tey dafa yàgg n'est-ce pas diine gi fu mu jógee Arabie christianisme jógewul fii Afrique Europe la jógee Europe jógewul sa Europe Asie la jógee gis nga kon àdduna dañuy yàgg jëflante mondialisation nee na c'est naturel mais lii xew bëgg a jëme nit ñëpp ci benn gis-gis loolu du mondialisation mais mondialisme la waaw mais du mondialisation mais mondialisme la kon moo tax boo xoolee kon mais seen objectif daanaka mondialisme la mais mondialiser àdduna mooy ñëpp ñu tënk ci benn bannière ci benn gis-gis boo xam ne dafay dëppoo ñoom lu ñu bëgg mooy uniquement surtout la raison combat franc-maçon yëpp mooy nit koo xam ne xel kese lay jëfandikoo à la lumière des pensées comme les philosophes des Lumières ay ñoom d'Alembert ay ñoom Montesquieu ay ñoom Diderot ay ñoom gars yi ñu gisee àdduna ñu ngi daal sax xel moo nekk lumière bi lay ñiital surtout loolu fondement franc-maçonnerie foofu lañu bëgg a jëme àdduna bi mooy nouvel ordre mondial bi ngay dégg ok léegi fii nga xam ne comme lañ bëgg a jëmale àdduna muy nouvel ordre mondial bi nga wax waaw léegi ñoom yan jumtukaay la ñuy jël la ñuy sukkandiku pour mën a yóbbu foofu àdduna bi bu ñu tëj ci benn baat mooy la manipulation parce que boo demee le protocole de Suggestion waa ji doon bind protocole bi ñu ngi ci wax lu ne dëgg laa du dëgg mais daal moom bind ab téere bu fi nekkee mais téere du dëgg sos la mais téere la muy wax boo si jàngee ab aaya boo geesoo gisoo ci dëkk bi téere bi bu ne lay wérul tamit bu yàggee tamit bu ñàkk wér gi sax li ngay gis effet yi ñoo koy wéral
boo lee protocole des sages de Sion dafa wax mu ne dañuy wax waaye ñooy ko bind dafa ne mu ne notre marque de fabrique et le pouvoir notre pouvoir de faire croire mais gëmloo la gëmloo benn affaire rek waaw gëmlee sëñ bi nu mu gëmloo ne man aras laay fanaan gëmloo la aras laay fanaan ma yeewoon naa ne démb ba ñuy dem dama romb biram tak si yoon bi xam nga yooyu nga bëgg a gëm yaakaar ne aras gi xanaa lal gi la may aras peut-être sëñ bi nee na mooy kaw jabar ji dégg nga léegi pour dire que ay théories yi ñuy wax voilà man sax gëmloo la ay affaire am ay slogan waaw slogan boo doon misaal mooy li nga waxee waaye saa bañ añ mën ko gisee kilifa bi da ko doon nax bu ñaay xale di ooyu nag ooyu yaa ni yoo yaa xam ñu filmé ko yóbbu ko nag gis Sénégal ba def ko journal les enfants sénégalais sont tellement à l'aise les filles sénégalaises sont tellement à l'aise parce que ce qui sentent di ooyu yaa personne di woo yaay mu gaa parce que xale yi dañuy wax xamuñ seen xale di ooyu ñu ne dañoo ne à l'aise namuñu dara moo tax ñuy fay gëmloo ko waaye di waa ji bu ko gëm xam nga ay caaxaan dafa naa dem du dem formation dañuy gëmloo ay slogan ay liberté waaw liberté nit ki dafa libre patati patata kenn mëntu am jàmm ndax liberté maa ngi wax ci sama téléphone bi vous entendez époque tumultueuse où parler sans fisc n'est presque impossible à cause de nous pour un foisonnement de consciences informes incapable de savoir que tout greffe n'est pas nécessairement de la haine et un foisonnement de une notion de liberté de droit de ci exagéré ak yooyu maa ngi wax ci biir dégg nga ok notion de liberté bi yóbbu nañu quitté ba finalement man sàng ni pourquoi naan amee yàlla joo xam ne moom fu mu ne nee na bu naan sàng ina ma la xam wala may su an saa boobu ngeen xam non déedéet loolu quand même ma taadel naan ko te noppalu xale bu jigéen baa ngi nii daaw dox sama diggante ak moom booy moom mool na nangam sax mais pourquoi ay njaaloo dafa araam ak yooyu ay laa tax bu dinaa noo kaana faay non mais booy du ma àgg ci yooyu gëmu loolu liberté mooy booy bi pare naa na dem si liberté di ko pousser ba kenn xamul lu mu doon léegi bokk na ci li nga xam ne mooy ay émancipation moom lañ tëjee bopp jigéen ñi nag émancipation de la femme émancipation naa nga sàng jigéen ñëpp nekk ci ne émancipation ñu génne jigéen ci mbedd wax xam na fay buytu ko na bu alxuraan ndoxoon wala tabax na tabar jaaril ula ñu teg ko fële di baraj ji ci mbedd yi waaye jamono wala tabax jaaril ula li fi mooy bul baraj ji waaw moom baddi fu na dégg nga exemple tuddee ko émancipation tuddee ko lan ay droits de la femme vous faites très attention à notion de droit yi droit de la femme droit de l'enfant droit des golo droit kenn xamul droit dégg nga ay notion de ay slogan yi demee noonu gars ay liberté égalité bi amul ñoom xam nañ égalité amul wax naa leen loolu maçonnique yi yu bari ci mool loolu bu dee 190 du initié jigéen maa la ko wax di gëstu du initié jigéen bu nee ba mun ñoo ñàkk mais ñu jigéen dañuy constitué association ñoo ko nekk leen ñoo ne association bi na teew seen réunion yi di fekkee ba ñu ko initié benn jigéen ana égalité bi ana parité mosumaa génnee ne parité kon slogan yi mel noonu ay démocratie ay laïcité ay république ay yooyu noonu mooy slogan seen yooyu lañ utiliser pour naxee ko nit ñi kon moo tax léegi manipulation ma ne ci ginnaaw moo tax seen juddukaay bu gën a rëy mooy manipulation gëm leen bañ affaire yi ay ñu àdduna du foo changé liberté ay kilifa magum jëm naan pousse pas à ma constitution tey kee waaye def na jënd kaam lu xottu si digg bi jël sóotu kaf bi xottu si digg bi ci sóotu kaf bi da ko ñaari daal te ko sànga bi ko doxee te kilifa waxul ko touche pas à mon Coran gis ñu ko manipuler mu gëm ne constitution démocratie mën a jëmal àdduna waa état nit mën a nekk julli nekk démocrate bëgg a gëm loolu ba gëm nit julli mën a nekk julli nekk laïque ba gëm ne droit loolu dafa dëppoo ak l'islam c'est pas vrai te au fond sax dafa duggee ca waxtaan benn daay donc la déclaration universelle des droits de l'homme mooy lan tous les hommes moo ko gëm yaa moom sa sa yéen ñëpp yéen a juddoo yéen a yem ba leen juddoo xam nga loolu yow gëm nga ni chrétien mën na gëm ne moo Jésus Christ ñoo yem bañ juddoo juif bi mën a gëm ne moo Moïse xam doon déclaration universelle des droits de l'homme mais ça am na leneen lu nekk ci ginnaaw mais nag dañuy ils sont très forts seen discours bu dem recto verso discours bi dañuy jox ci kaw bi discours bi nga dégg nii ci kaw fekk au fond yi leneen nekk ci ginnaaw